moom daal franchement raay loolu daal laa xam ne mën naa ko cee sànni di masawu suñu rakk yi ak promoteurs yi ñoom Pape Abdou Fall ak ñoom ñi jotoon a tëgg yëpp ñoom Gaston Mbengue di leen wax ne xëy na bientôt peut-être ragal naa ni du yàgg dara ñu déclenché waat làmb ji daal. jërëjëf Khadim Max nga gis ñu tëj làmb CNG oote journée de vaccination ñu ne ku vacciné wul bu làmb ubbee doo bëre bu dee amateur nga aussi doo dugg ci làmb ban jàngat nga ciy def. loolu niñ communiqué moo baaxul waaye loolu amul loolu CNG mënu koo diriger cër boobu CNG amu ko ci réew mi lu dul obligatoire mu imposer ko déedéet dañ na ñàkk yi baax na yoon la ci nañ ci jaare pour mën a ubbi waat suñu làmb ci ndax bu nit ñi ñàkkoo mën na bokk ci liy xeex Covid bi pour cas yi mën a wàññeeku ñu mën a continuer activités yi. làmb ji teel a ubbi. waaye ku ñàkkuwul doo dugg ca làmb ja ku ñàkkuwul doo seetaani ku ñàkkuwul doo bëre loolu amul loolu kenn wax ko dañ ne rek ci réew mi la ñu bokk nañ respecté mesures barrières yi te dañ ne nañ vacciné wu ñu ne nag kon nañ journée boo xamante pour waa làmb la ñu ñëw ñàkk kon ñu ngi ci yoon wi ndax le gouverneur bi ñëwee ñu laaj ko ne ko ndax bu ñàkkoo dañuy ubbi làmb ji daf ne ci yoon wi la lii day tax bu kaa yi wàññeekoo danañ mën a continuer tëgg làmb ji te mu leer làmb ji tëjul saay décret génnul bu wane ne bu làmb amati galgal la nag bu ñu roof galgal bi mooy ca kaw la jógee ñu ne alkaati yi ak gendarme yi buñ génn ci caserne yi couvrir benn manifestation te xam nga làmb benn promoteur du jël risque di tëgg làmb te amul alkaati wala gendarmerie su boobaa lu fa am yow yaa koy gàddu kon nag façon boobu lañ jaar pour mën a arrêter làmb ji li ma ci rafetlu rek mooy place yaa ngi fees del nit ñaa ngi entraîné marché yi suba 8 heures nga fay dugg ba guddi làmb seen 5 heures nga fay dugg sa kër ngay jullee timis wala gée te 1 mois rek moo ci desoon ñu tëj saison bi noppalu septembre octobre ñu ubbi kon mënoon nañoo encadrer làmb ji respecter mesures barrières yi au moins ñu sauver saison bi ndax yeneen activité yëpp a ngi am nag boîte de nuit yaa ngi fees del soirée yaa ngi tëgg te saison bële passé bi Covid bi dalee ci kaw làmb bi ñuy subventionné jàppale nañ ñëpp ba mu des làmb mbëri kenn jotu ci dara lañ fare woon dañ koo perte ci xaalis yi ñu doon ci fond Covid bi ndimbal yi ñu doon séddale ci fond Covid bi promoteurs yi 10 promoteurs xaw ma 11 yi dese woon rek lañ jox mais mbër yi nga xam ne dañoo amee ni combat préparé def lépp joxuñ leen dara te dañ leen cas de force majeure la biñ jàppaatee seen i combat dañoo ànd ak seen i mbokk yëkkatiwaat seen poste préparé waat ba pare mbas mi dalaat seen kaw 2 ans yoo xam ne ñu ngi toog di xoolee. metti na te yow mi indi loolu weeru dee nga fayu ñoom ñu def nañ ñoom. ah kii laa fa. ah non man état laay wax rek ndax mbëri dañ cee bokk ci njaboot gi lañ bokk. papa est-ce que ni ñuy dédommagé ñeneen nan leen ci boole mbaam gàtt na waaye ci jur gi la. est-ce que mbëri itam mënuñu cee jàngatee boole métier ak bëre bi tam bu fi doxul nga dem fee. non am nañu métier xam nga problème mooy ki amul combat man ca leneen. mais ñii dañoo amoon combat def li ñu war a def lépp dégg nga li Xaadim wax léegi mbër mi dem ba dernière minute def regroupement togg say añ def lépp am na ñu ñëw làmb ja sax ngeen bu ñëw mais doo am koo waxal. le CNG nekku fa ne ci kaw la jógee amul service d'ordre amoo koo waxal loolu manque de considération la nañ joxaat mbëri cër yi nañ joxaat mbëri cër ndax nag ci làmb ci dëkk bi la ñu dëkk. waxuñ mbas mi amul werante amu ci. ndax mbas mi waxuma la Sénégal àdduna la poñe àdduna la poñe mais yeneen dëkk yëpp am na ci yoo xam ne ñu ngi continuer seeni activité mais lamb ji def nan te waxoon naa ko dinaa ko waxaat boroom kër bu fanaanoowul dépense non faalewul feebar njaboot gi bu la wëree beneen affaire lay doon nañ ko bàyyi xel leneen ngay yëg ki leneen kii yëngu ci leen ne yëngu ci leen mais nañ sóor ki nga xamante ni alima dépense subaam tey la koy lijjanti te kooku am na comme tane de am na koo xam ne day liggéey ba 11h la mu fa cof mu indi ko joxe dépense delluwaat. wallaay dëgg la. nañ leen bàyyi xel. feebar jaam la. sunu borom a koy tege. ñaan yi fi xalifa général yi nit yàlla yi ñaan yal na doon saafaru bu fi jëlee feebar. amiin yal na fi yàlla jëlee feebar bi. nit ñi continuer seen i activité waxuñu ko nag pour compte mais feebar yi ku mu war a yóbbu dina la yóbbu. mais yàlla bu mu yóbbu kenn. allahumma amiin yàlla na ko fi yàlla yemale. amiin ndax ñun buñ sañoon ñëpp am jàmm. buñ sañoon ñëpp wér. jërëjëf Raay. jërëjëf El Hadj Max Mbargane toujours égal à lui Gris jóge ci victoire bu neex. waaw ñu ngi comme ni ko Père Khadim waxee léegi rek ak Père Max
lamb moom man yaakaar naa sama combat bi passé préparé naa ko lu mat 2 ans parce que avant Covid ba la woon ñu koy préparé waat pour deuxième vague ñëwaat encore ba yàlla dimbali nañu ñu jot ko bëre. mais loolu metti gi mu metti ku ko dundul rek mënoo koo xam. man keroog def naa benn sortie di ci wax ba ma gisee benn booy bu si taxaw ma di wax di jooy. daf maa metti ba dama sax tiré si kaw VIP yi. ne tey ñoom seen devoir pour man defuñu ko parce que làmb tey Alima wax na ko koo gis ci àdduna rek muy promoteur bi muy communicateur traditionnel bi muy ñëpp ku si ne am nga leneen lu dul làmb mais ñun làmb mooy suñu gagne-pain donte dinañ am yeneen lijjanti ak yeneen affaires yu ñuy def mais làmb mooy li nga xamante ne ñun moom la ñu jàpp ne mooy suñu métier te làmb sport la sport métier la fépp ci àdduna bi ndax nit ñu bëri dañ ciy réussir te amul benn nit rek lu muy def ci àdduna te munoo cee mën na bañ a dem mën na dem ak lu doomu aadama mën a nekk mais pour man grand yi dañu war a taxaw ci làmb ci wutal làmb personnalité surtout wutal mbër personnalité parce que ñoom ku si nekk dama gis ne sa personnalité individuelle rek moo la yitteel. bien sûr ba pare dañuy conserver seen ay relation ak autorités yi ba li ñu war a wax duñ ko wax mais booy yi waruñu seetaan ay booy di jooy préparer combat ba ci le jour même dépenser te mbër yu ndaw yi nga xam ne dañuy bëre seen yaay yi di jaay seen or yi pour làmb ndax ñun ñii ñëpp xam nañ ci dara. pourtant am nañu association bu ñu mën a casser je pense que Gris Bordeaux moom mooy seen président. waaw xam nga association boobu tey ñu ngi ñëpp ci mbër yu bëri ci la ñu bokk. mais tey boo demee ba gis yeneen association yuy judd mooy jàpp nañ ne. li ñu war a xeex dëggantaan xeexuñu ko. parce que affaire bi association bi day dox mais benn nit mënu ko doxal ñaari nit waru ko doxal. mais accident bii dar làmb bii passé ñu dem ba ci benn jour rek làmb war a am ci jour bi ñu dagg ko loolu mbër yi waroon nañ ci VIP yi waroon nañ ci taxaw boo xamante ne autorités yi ëllëg décision bu ñuy jël ci làmb dañ koy waaj parce que affaire bi warul demee noonu dafa yomb trop. ay nit préparé seen combat ay weer perte si seen xaalis nga dem ba ci jour bi ne leen mënul nekk te ñooñu li Père Max wax léegi ñooñu bu ñuy ñëwaat di bëre amul dara luñ leen di jox ñoom ñooy dem ak seen ay mbokk dafay mel ni day dem ba yow yaay fay te loolu moom yaakaar naa du jàmm du salaam quoi. jërëjëf mais Alima laal na ko léegi Gris 2 parce que léegi dafa am ñaari kuréel ba ñetti kuréel yoo xamante ne nii. presque ku ci nekk yaa ngi xeexal làmb mooy kuréel gi Gris Bordeaux jiite. mooy les lutteurs en activité. waaw en activité. ak les jeunes lutteurs en activité bi Onde le Fou jiite ak mobile je crois. donc ak difficulté yooyu. est-ce que Khadim léegi yaa ngi féliciter ministre des sports. est-ce que tey gis nga ne ministre bi fi mu teg tànkam foofu la parce que man gis naa ne tey tous les acteurs de la lutte ñoom dañuy réclamer xaritu ministre des sports. xaritu Matar Ba te man ma ne état amul xarit ay intérêt la am donc est-ce que tey en réalité jaadu na comme li Gris 2 wax léegi tous les acteurs de la lutte yi nekk en activité surtout waruñu mën a doon benn say wane fulla ak fayda ba ñu teg leen ñoom seen place parce que depuis 1960 ak léegi lamb même jooy bi lay jooy. waaw loolu dëgg la lamb moom yàgg nay jooy lii mais comme li nga wax ci ministère des sports man du ma raayal kenn ginnaawam. mais li ma gis ci moom rek ay compétences yi ma gis bi mu yoree ministre ba léegi lu mu mbëri mës a bëgg rek ànd na ci fii la mbëri taxaw ne Alioune Sarr neexu leen mu jële fi Alioune Sarr indi Bira Sène teg yaa ngi dégg maximum duma bàyyi ma fen man ci compétence yooyu laay xool mais ñun mbëri ci boppam ñun ñoo dul waxante dëgg ñun ñoo bëri ay naafeq ci suñu biir xam nga golo di bay baabu ndudunde moo fi am ponkal yi nekk ci kaw bu leen am ministre invité ñu seet seen i nit collecté ñoom ñu mat 10 personnes seen i nit dem ci ministre bi jëlee fa 10 millions ne ko fuux mel ni mbaaka na muy warax xam nga mbaaka na loolu kañ la woon ci loolu noonu dañu bëgg waxtaan wi leer tuuti xam nga mbaaka na du sàq mi day warax ñoom noonu lañ mel ñoom ñii nag wax naa leen ko sànq bi ñu toogee fii nee na leen yéenay jël seen i précaution ñun ñu mën a jëmbal làmb am suñu fulaak suñu fayda ba ëllëg décision bu ñuy jël dinañ ñu ko yëgal avant ñu koy jël. kon dañ leen ni mbubboo nga bëgg a wax. waaw non oui bien sûr ndax li tax ay ñaata mbër nga fi dégg ñu feebar kenn faju leen association bu njëkk ba loolu la fi nekkoon bu ñu xëyee dem ci ku mel ni Cheikh Amar wala kenn mu jox leen 2 millions wala 3 millions ñu dem ci kër mbër mi feebar yóbbu fa 100 000. ah.
xam nga yooyu yëpp dama ko doon kaas ci moo tax ñu naan Khadim CNG da koy jox xaalis mais dëgg laay wax. mais Khadim dafa mel ni da nga wax ne VIP yi dafa am ministre bu leen jox 10 millions. non néew ma ministre am na ministre boobu ministre forces armées kii xam nga nan ministre justice. bi mu fi waxee ni mbër yi ñooy gros bras yi doon dóor booy yi. Maître Malick Sall. waaw xam nga loolu bi mu ko waxee après daf leen oolu ne leen damaa juum mais ñoom ba mu leen ooloo ay communicat traditionnel koroog mën naa la wax li ñuy dañ doon séddoo mel ni kuy narale. doguma la Khadim mais bi Maître Malick Sall waxee loolu Gris Bordeaux dugg na ci Zik FM intervenir wax ni kaas ñaxtu wax ni loolu waru ko wax. mais après oo na ko. waaw après woo nañ mais ñan la àndal. Gris 2 mi bokk ci kii bokk ci te ci bëri la bokk. waaw boobu loolu moom dinaa ci am leeral. parce que yaakaar naa ba ministre bi wootee ci seen groupe boobu noonu nga xamante ne mooy affaire association bi. tàggoo wax na ci ne ministre bi dafa woote. te ministre bi tamit 10 millions yooyu ñuy wax. ne moom la ministre des sports moo ko joxe. ci li muy séddale ci làmb. 10 millions yi. waaw Matar Ba. ca mbas ma la passé. bu njëkk bi première la leen oo dimbalee leen 10 millions association. à te 10 millions yooyu mi ngi sur place. dañu waxoon ne ren jii. dañ ciy tëgg ay léegi doo ko mën a dama ne su fekkee dañuy dimbale mbëru ndaw yi. ci 10 millions yooyu ñoom ku ci nekk yaa ngi ay 100 millions 200 millions sa compte. léegi mbëru ndaw yu bëri ay 100000 mënuñu jël 10 millions yi séddale leen ko ci li am. bu ko defee nag ñu doog a dem wax état ndimbal na ci fekk loxol borom. bu ñu amoon fulla jooju ñun lu ñu jox ñu séddale ko mais jël ko teg ko ne le xale yu ndaw yu bëri ay 200000 100000 di wër di ñaanaatu man loolu moo ma metti. merci Khadim Alima. je crois que li Khadim wax am na lu ma ci bëgg a leeral. parce que tey 10 millions. vraiment mënul dara et puis mënul andil dara. bëri parce que 8000 licenciés lañ. je crois sama juumul mais man li ma jàppoon Alima. mooy ñoom les acteurs de la lutte ñu booloo doon benn say. ànd mel ni ñu war a mel. pour que état bi aussi mën leen jox cër. parce que tey làmb suñu cosaan la. mais également léegi dafa nekk industrie. dafa mel ni da ngeen tasaaroo léegi doguma la am na ay association promoteurs yu bokkul association amateurs yu bokkul association lutteurs yu bokkul comme si da ngeen tasaaroo lii kii wax sànq. xaw ma xam ma ko wax ci yéen ku nekk di xeex sa intérêt personnel. donc ngeen booloo woon du gën. donc nag loolu bu amee ñoom cër bi ñu war am. mënuñu ko am. donc dañu war booloo ñoom. te xam ne ñoo bokk benn activité man wax dëgg yàlla. muy les anciens ak les lutteurs en activité. ñoom monde sportif bi yëpp ñu booloo. xàcceendoo dóorandoo. donc je crois que lii leen dal tey dëgg la feebar bi comme Max wax ko léegi am na. mais lii leen dal doon na loo xamante ne nii aussi booy xool ba ci biir dafa am manque de respect. parce que même le président Bira Sène bi nga xam ne moo jiite CNG bi moom ci boppam ci mbedd mi la yéege ne. lamb ji dañ koy renvoyer parce que service d'ordre du am. moom moo jiite CNG. te moo jiite comité bi. donc loolu lu doy waar la parce que tey bu ñu demee ba jël le docteur Alioune Sarr bi fi nekkoon def fi pendant des années mu def liggéey bu rëy bi mu def donte am na ay manquements bu ñu demee ba di ko fi jëlee Alima. pour man war nañu andi koo xam ne aussi dafay fees place bi. mais non il ne fait pas le poids c'est ça la vérité ñoom ñëpp def nañ constat bi. ñoom tous les acteurs de la lutte. def nañ constat que ne Bira Sène il ne fait pas le poids. te il faut non c'est vrai parce que lii dal tey ci kaw la. faay nga baal ma rek doguma la Grand Ray faay yi lan nga jàpp ni moom la doxalul wala lan ngeen doon xaar ci moom te gisoo leen ko ba tax na nga ni il ne fait pas le poids. non li ñu doon xaar ci moom d'abord mooy tey fi Alioune Sarr yemoon mu romb foofu donc ñun Alioune Sarr ak lu ko nit mën a waxal xam nga ne am na charisme. te vraiment mu ngi woon ak poigne boo xamante ne nii tey état lii mu teg lamb amul woon fitu jël ko teg ko lamb te waxtaanu ci ak responsable bu mel ni Alioune Sarr donc boo gisee état def li mu def ba pare te waxtaanul sax ak président CNG le gouverneur même de Dakar ou les promoteurs pour waxtaan ak ñoom sans président comité de gestion bi bokk ci muy Bira Sène donc foofu yaa problème te état bon CNG démembrement état la donc bu fekkee ne état dafay am lu muy interdire wala mu koy wax ak les acteurs de la lutte je crois que dafa war a jaar Alima ci ki nga xamante ne nii tey jii moom moo représenté état ci biir acteurs yooyu ce n'était pas le cas donc moo tax ma gis ne am na une manque de respect total envers comité bi te loolu li ko andi mooy aussi il faut les hommes qu'il faut à la place qu'il faut c'est ça la vérité mais Ray lii dëggal li nga wax mooy
am na ci loo xamante ne nii surtout rawatina première journée bi waroon a am ci diggante ne ko réel ak Marley. mbëri ñi ngi regroupement amoo koy waxal. moo tax ñi ngeen mu ñëw ba ca stade ba Soxna Fall amul koy waxal. communication bi quoi. non amul koy non problème bi mooy même buñ ne service d'ordre bi du ñëw. président Bira Sène ak waa CNG dañoo waroon xëy ñëw ca di xaar promoteur bi ba xam dana indi sécurité privée. mais kenn nekku fa. xëy na moom wax nañ ko loo xamante ne nii waxu ko promoteur bi. donc même mbër yi ñëw foofu amuñu interlocuteur bu ñu wax. dama ne kenn nekku fa le promoteur rek a fi nekkoon ak mbër yi jot a ñëw gisoo CNG kenn gisoo superviseurs yi kenn ñëwul ba pare nag looloo waral mbër yi def ay regroupement togg seen i añ. dëgg la parce que dañ leen xëy na balaa situation bi dina changer mbër yi ne ci seen i waajtaay léegi xoolal loolu ñu fere yëpp dañ koy perte ñu ne cas de force majeure. te bindoo këyit nu mu ko doonee loolu manque de considération la loolu ñàkk a respecté nit ñi la. loolooy dëgg. papa yéen itam da ngeen di mystique de yéen xam naa moom li tax. non du mystique fii sax yow wóor na ma bi nga ñëw sa yaay jox na la bitéelu cosaan. d'accord fii ñëpp may laal dara. dama bëgg a wax ni d'accord dama bëgg a wax ni mbër yi est-ce que nekkul seen ñàkk wóolante kenn wóoluwul sa nawle mystiquement moo tax ku nekk tasaaroo kii jaar gauche kii jaar droite tam. non loolu sax dëgg la loolu moom ci division bi la arrangé wul kenn. ndax même promoteur yi surenchère bi am ci diggante ñoo mbëri ñu ciy perte ñàkk jiboo la parce que bu raay fayee 2 millions Xaadim woo ci suuf ne Gris kat mën naa 4 millions. dëgg la de. général Malika ne mën naa 5 ñiy ñoddi mais bu ñu àndoon doon benn ne kat ginnaaw ba raay wax na ci duma ci wax ndax suma nawle promoteur la. kon même promoteur yi division bi arrangé wu leen. soo ne les anciens gloires bi maa nga dee jiite. tubaabu joor yal na ko yàlla yërëm ak ñoom Birahim ne mbaru démb nga ne ancien gloire ñu ne les sages nga ne amateur bi du jaañ jiite ñu ne jeune amateur ne amateur authentique yëpp ay division la. loolu indi problème yi. loolu mooy indi problème bi mais li am solo mooy arrangé wul kenn mais même bu dul loolu mbër mi dagg licence. bokk ci réew mi. premier mbas mi bi mu daree mais mbër yi dañoo dajale fonds yi ñu am kuréel yi ngànk làmb yépp dajale seen i déem ak seen i daxaar jox Matar Ba mu jox ko ministre de la santé mais bi ñuy dédommagé joxuñu dara waa mbër yi promoteurs yi lañ jox te promoteurs yi seen xaalis dañ leen ko dencal doonte métti na promoteurs yi métti na ci ñoom mais boo joxee 2 millions ñu reporté combat bi xëy na sa 2 millions mënoon naa liggéey leneen loolu nga perte ak publicité bi mais booy tëggaan mbër mi doo ko joxaat avance. dëgg la. mbër mi nag 2 millions ya nga ko joxoon financé na ko ñu ne ko cas de force majeure la jàppaat combat bi mu ñëw delluwaat à 0. waajaat ba mu léegi 2 ans xoolal si de Papa Sow. tey ñu waajaat ba dernière minute ñu ne non mënul ne mbas mi dal na ci réew mi mais loolu werante amul ci ne mbas mi dal na mais ñooñu nag buñ dee reprendre ak combat bi léegi ñooñu nooy def ak ñoom. metti na. mais foofu la ñuy waxee mais bu doon saison bi daa tëj saison bi le 29 août la waroon tëj. 1 mois moo ci desoon. 1 mois moo ci desoon. te 1 mois bi du 1 mois yëpp la ñuy tëgg ndax week-end yi rek la ñuy tëgg. te le 24 juillet bi ñuy arrêté journée bi amoon arène nationale. booba arrêté nañ journée ca Mbour. booy Mbour a ko waroon a bëre. booy Mbour arrêté nañ journée ca Ndar booy genn da ko waroon tëgg. te moment boobu football amoon na Mbour te amoon nay alkaati. ah bon. waaw xanaa làmb amul bàjjan. football dafa am sécurité. waaw làmb amoon fa amul kenn. ñu ne amul sécurité bañ tas événement yooyu yëpp xanaa làmb amul bàjjan moom. wala daa bokkul ci réew mi wala làmb moom daa dëkk Siin wala Koweït. jërëjëf El Hadj Max Mbargane jërëjëf général Malika. tey nga gis situation bi nga xamante ne nii dal na ci kaw làmb comme gis nga ni ko gaa ñi waxee mais mu gën a metti ci yéen nag surtout yéen mbër yu ndaw yi doon dem ci àll bi di bëre ji nga xam ne amagu leen ci cachet yu mag yeeg yooyu ban jàngat nga ciy def. avant tout jàngat biñ ciy def rek mooy ñun rafetlu ñu ni waa CNG doxalee ci benn côté ndax ku ne xam na ni mbas bi moom feebar la bi nga xamante ne wàcc na ci réew mi ñëpp gis nañ ko mais déjà làmb du li nga xamante ne ku ci nekk
daf ko jël def ko sa yëf bopp làmb ñun ñëpp ko bokk ndax dèjà bu ñu nee mbër du moom kese liñ koy jox moom moo ciy dund mbër da ngay gis mbër day am ñoom àndal mbër day nekk ak ay nitam ñu programmer ay làmb dem ba dernier moment ñu ñëw ne mbas mi ñëw na mbas boo xamante ne ñi nga xam ne sax ñooy say ami yi doon génn di dem di dund leneen dañ naan la bu ñu génnee gars yi dëkk bi ñëpp a ngi yëngal ci côté bépp quoi. ñu ñëw indi yàq làmb ji yàq boo xam ne man mii dèjà depuis 2019 laa gëj a bëri arène bu weesoo compétition yi may def. 2019 man daaw laa waroon bëre première Covid bi lañ yàqoon suma làmb ma dem ba une semaine des ci ma waroon bëre ñu ne Covid bi dugg na ñu aj comme li père Max Mbargane wax ñu dem ba dernier moment avance bañ ñu joxoon ñun lekk nañ ko ci moment boobu noonu ba mu jeex ba làmb ji ñëwaatee amul ñaar dërëm bu ñu dellul te dañoo demaat préparé waat ba ren ba ñu ngi nii bërewaatuñu. Gris 2 na sant yàlla ndax moom bëre na ñun ñi nga xamante ne jëloon nañ ko 2 ans te da lay ren ni 3 ans lañ jëmaat. nga ñëw situation yi demee nii ñu ne làmb ji respecté nañ leen man moom chaque jour loolu laay wax man dèjà niñ ñëwee rek profito ne dañoo yàq làmb ji il faut gars yi vacciné wu génn def seen communication man moom dama part nee naa leen état bu bëggoon sax bu ko neexoon communication am na ko teg ci mbër yi bu jëloon communication côté vaccin yi teg ko ci loxo mbër yi wallahi azim Sénégal yëpp mën nañoo vacciner. parce que mbër yi ku ci nekk am nga ay ndax dèjà mbër bu ci nekk am nga supporter association mbër mu ci nekk boo xëyoon rek ne woo sa association wala sa fans club ne teykat dafa am somme vaccin bu ñu ma jox boo xamante ne dañoo bëgg ñu vacciner ñi nga xamante ne kat ñu ngi am yaakaar ni feebar bi mën naa dugg ci réew mi ak yooyu noonu ndax vaccin yi lu gën la ci ñun indi communication bu baax mbër mu ci nekk sa koñ nga mobiliser buñ la joxee 100 vaccin wala 200 balaa une semaine mën ngaa vacciner lépp. CNG woote nañ fa ne mbër yi ku ñëwul vacciné wu journaliste yi beeg ñëpp wax ne ku ñëwul vaccin bu laa mu amee doo dugg bëre man li ma leer ba wóor ne ñeme naa wàññi 200 personnes demuñu fa vacciné kon déjà loolu moo existul. nañ jox mbër liñ moom ndax ñun ci réew mi lañ bokk man dama part personnel dama ne woon man bu fekkee dañ ne woon mbër ñi dañu ñu bëggoon forcer rek mi noonu jaay ñu doole vacciné ñu affaire yooyu donte sax mooy li gën ci ñun man ku ma ko naroon def damay bàyyi dem xooli leneen. dëgg la am na solo dañuy dem jërëjëf général. Aliou ma delloo waat la dañuy dem publicité bala ñoo dem publicité bàjjan daal sànq dafa mel da nga am benn question. bala ñoo dem publicité. mais li ma yaaw jaal ak leen nuyu nag daf maa sonal xam nga moom. yaaw jaal waaw. champion suñu xarit la moom ñu ngi koy ziar bu baax ak waa are yaawu jaal yëpp. waaw ak wulli dama bëggoon wax ni est-ce que nekkul jot na waa axlu làmb yi organisé wu. parce que li dal tey jii diggante Balla Gaye ak. Bombardier defe naa matul 24 heures. biñ lay ko annoncé mooy jour làmb ji ci suba. mais est-ce que loolu jarul woon ñu jëli sécurité privée. jël xaalis. promoteur yi jël xaalis ñoom ñu jël xaalis dina ko jar ñu def sécurité privée ñu taxaw leen ñu bëri ko. parce que ci jour bi ñu renvoyé ko loolu lu doy waar la. dëgg la xaw ma naka la ko bëri concevoir waxuma ñoom ñi koy bëree ki ko bëriwul xam ne li dal nii tey mën na leen dem ëllëg. mais loolu dañ ko war a éviter. c'est vrai soo avertirul ba 72 heures avant date bi duñ ko valider. loolu ñoom ñoo war a tënk ay charte teg ko ci CNG. parce que war nañ ci am part de responsabilité ba. suñu amee daje ñoom ñu bokk ci am ci kàddu. am ci jël c'est important waaye nag am na lu ci am damay d'accord ak ñoom ci jafe-jafe yi nga xam ne am na ci biir làmb ji ak considération bi ñu gisee mais am na lu ci am tam lu joto leeral mooy mbas bi mu dikkaatee dafa fekkoon ñu jëloon ay mesures yoo xam ne kenn levé wu ko woon. levé wuñ ko woon. mooy ci première vague bi vague ba ministère de l'intérieur mesures yi mu jëloon ci première vague ba levé wuñ ko. dañu génneewaat communiqué pour leeralaat nit ñi que levé wuñ ko te mesures yooyu bokkoon na ci arrêté lépp luy rassemblement ak manifestation sportive naam bu fekkee ne li ñu wax sànq comme luy grand max wax yamale wuñ football la ngi am fee te fekk làmb war a am te ñu dakkal ko. waaye di fàttali rek ni man dama jàpp ni xëy na loolu lañu appliqué moo tax ñu def un arrêt immédiat. kenn révéwul mesure yi. est-ce que nekkul tam li coow li ñëpp di wax naan président tournée économique bi mu doon def dajaloo boobu moom moo tax gars ñi nga xam ne tam dañuy def ay activités yoo xam ne day woote dajaloo waruñu ko woon bàyyi parce que nee nañ président moo njëkk a woote dajaloo. ci bëre. bàyyi football bi loolu teguwul fenn. loolu laa wax. te man li gën a doy waar mooy tey bu dee coronavirus dañ ne si air si ngelaw lay nekk wala dara boîte de nuit yëpp c'est enfermé. ba pare nit ñi di fees dell ñëpp di doxal seen ay activité moom daal mënoo ko comprendre. man moom bu làmb bi moom man dama koy xalaat ba sonn mais du lu nit mën a comprendre affaire de rek manque considération la mais du leneen.
c'est important grand plateau waajal Tamxarit tey ñu fi dalal ay champion dañu daal di dem publicité dellu siwaat àndandoo ak yéen ci grand plateau waajal Tamxarit